ni ñu leen ko waxee rek moom Diaw témoin oculaire la ci ji nga xamante ne amoon na foofu ca Tivaouane ñu naan 17 ñee naan 11 morts ñoo am foofu masse dañ lay bàyyi rek ndax nag ki fekkee moo mën a wax. jërëjëf Salma may wax ne tey je suis habillé par Gomis. Gomis Fashion waaw Gomis Fashion moo ma habillé xam naa Aliou Sow du ko neex. man compté ma leen. mais Gomis daal moo fi jaar daal vraiment coach c'est mon ami maintenant moo Cheikh Niass ñoo yem niveau léegi ci man. ok waaw tey nag li ñuy war a waxtaanee mooy li Sénégal yëpp di naqarlu aussi mooy li xew Tivaouane. xam nga mag mu faatu sax mën nañu comprendre. mais xale bu faatu. ba pare lakk nit ku lakk. xale bu mënta yuuxu imaginez métit bi mu war a am. mais imaginez aussi métit bi yaay am. ñoo xamante ne sëy nañu 10 ans amuñu doom yàlla jagleel leen doom. mu dee ci lakk. ñun on nous parle de 11 nouveau-nés décédés dégg naa ñu avancé ay chiffres jàpp 17 ñu limogé. ki nga xamante ne mooy Diouf Sarr ministre de la santé. kon xam ngeen loolu du caaxaan. mais jóge fa aussi tëj fa ay sages-femmes mais li gën a garaaw aussi ñu tëj ki nga xamante ne mooy ressource DRH bi. mooy ressource direction des ressources humaines direction des ressources humaines ñu tëj ko. nit ñi laaj mais kooku lan la ci mbir mi et puis lu xew pour lan sage-femme bi ñu tëj leen. ba tax na nag tey dañu décréter ñoom sax grève bu métti ci jamono ji ak def kii solidarité. ak waa Thiès yëpp. benn marche. kon jàpp naa ne tey sénégalais yi li ñu wax ne mooy plus jamais ça mais ñu gis aussi discours président de la république lam ca wax njiitu réew dafa am lu mu war a waxee parce que toog ñëpp toog jàkkaarloog yow nga naan léegi wan nañ ma liste bi ñu kii leen après ma dem. ci ay bakkan yu faatu kooku je pense que ne président war na xool souvent. communication loolu te def na lu rafet parce que déplacement bi moom fallait que mu def ko ministre Diouf Sarr tamit tagg léppam ñëw donte jëlee nañ ko fa kon nag jàpp naa ne war nañu saytu aussi hôpital yi ba lii dootu fi amati njaw ma koddu la xewoon Tivaouane la ñu bëgg xam lan la jërëjëf Mass maa ngi lay dellu di la nuyu di nuyu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour di ko ziar bu baax ak njabootu Maam Seydil Hadj Malick yëpp nuyu sama yaay soxna Khady Samb ak yaay yëpp Mass laaj nga lu am solo loo xam ni amul kuy sénégalais te nekk ci réew mi te loolu mettiwul ci yow diisul ci yow ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo dem di ay xale toll ci fukk ak benn waaw mu nekk loo xam ne lu tiis la mu nekk loo xam ni itam ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi amati. amiin mais bi mu amee keroog ci saasi ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk foofu ñëpp ñëw nañu. préfet bi ñëw na gouverneur u Thiès ñëw na fekk fa maire dëkk bi ak gendarmerie ak police. ñu ñëw fi nga xam ne fi la yëf yi amee. ci saasi xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour. ci la daal di yónnee Serigne Mansour. Dabaax bu maam Abdoul Aziz moo ànd ak Serigne Moustapha doomam ñu toog tuuti Serigne Moustapha Sy Al Amin fekk ko fa ñu àndandoo teeru ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur bi mu ñëwee ànd na ak madame Sary Iyane Thiam ànd ak Samba Ndiobène Ka ak Yankoba Diatara ñu ñëw fi lieu bi am keroog wax naa ni Serigne Mansour Sy Dabaax def na discours boo xam ni tey bu fi suñu maam Cheikh El Hadj Malick nekkoon wala Serigne Babacar Sy wala maam Mansour wala maam Abdou discours ba mu def mënuñu ko passé mooy delloo nit ñi ci yàlla ci alquran ak ci hadis ak dëfal nit ñi fa la nekk Serigne Mansour Sy Dabakh ñëw na presque ay 22h ba 4h du matin ñoo fa nekkandoo nga xam ni ñëwul sax ngir ñëw xëy na famille Seydi El Hadj Malick mais dafa ñëw en tant que parent ñëw ngir xam ni li am ci kawam la dal parce que lépp loo xam ne rek dal na ci kaw l'islam bi ci Serigne Babacar Sy Mansour la dal lépp lu dal ci waa Tivaouane ci kawam la dal moom nag mu nangu ko bi nga xamee ni tamit ñëw nañu comme ni ma la ko wax ci discours boobu nga xam ni joxe na ko ak ci kanam ministre de l'intérieur bu Serigne bi waxee ba pare pratiquement li Serigne bi wax rek loolu la wax ci suba si bi ñu xëyee autorités yi ñu bëri ñëw nañu ñu bëri ñëw nañu gannaaw autorités yeeg yooyu noonu parce que dañu jàpp ne xalif général des Tidianes dafa avertiroon ministre de la santé Diouf Sarr ci benn jotaay ci la ko wax ne ko nañ ko jàppale ci hôpital bii parce que loolu je pense que vidéo baa ngi daw mais yàgg na lancé alerte yàgg na wax ne hôpital bi nañ ko saytu nangam ak nangam ba jëye ji xew est-ce que loolu aussi du manque de considération par rapport ak xalif bi ak les hommes religieux mais bëgg nañ d'abord nga ñëw ci li fa xew maa soo ma ko mayee bien avant may tontu ci sa laaj boobu dafa am lu ma bëgg a leeral Salma loo xamee ni
metti na du Sénégal yi yëpp. mooy 11 yi ñu wax ni moo génn àdduna am ñeneen ñu bind. ni 17 la. c'est pas vrai. ah bon d'accord 11 ñoo génn àdduna. ah 11 la. waaw 11 a génn àdduna parce que 11 yi bu génnoon àdduna mais yeneen 6 personnes yooyu ñu wax seeni parents ñu ngi ci réew mi te kon ba léegi génn nañ ci média yi il faut gars yi ñu bàyyi yooyu ñuy def parce que tëdd sa kër jaaroo Tiwaawan xamoo la fa xew toog mu neex la rek nga jël sa plume bindu lu la neex loolu yi tamit il faut Sénégal gars yi ñu arrêté yooyu. parce que fukki nit ak benn moo fa génn àdduna loolu la enquête yi génne loolu la ñu def ci presse bi ñun waa Tivaouane ñun ñu fa dëkk loolu la ñu gis. mais toog ci sa kër rek naan sa ataaya ba mu neex la nga jël sa plume bind lu la neex yooyu tamit bokkul parce que lu metti ba pare. jaratul nga ciy dellu leneen. parce que benn bakkan rek ëpp na. waxuma la fukki bakkan ak benn. ñoo xamee ni ñu ngi soog a gañe àdduna weex tàll nga jëlati yeneen juróom-benn dooleeti ca te dara warul la ci loolu yi tamit gars yi nañu arrêté yooyu. loolu laa bëggoon leeral ko. bu dee ci sa laaj ci li nga tontu ci xalifa bi xam nga kilifa yi yàlla dafa dogal ñoom dañu nekk ay visionnaire dañuy gis lu ñëwagul. parce que hôpitalu Tivaouane wax dëgg yàlla ci waxuma la sax ci drame bi fa am mais dëkk boo xam ni chaque année dina recevoir lu mu dee 3 millions de personnes wala 4 millions. ci gàmmoo jaadu na hôpital bi ñu gën ko améliorer waat ñu yóbbu ko ci niveau 3. absolument wala sax niveau 4. parce que Tivaouane maanaam méngoo na ak loolu waxuma la biir Tivaouane rek 18 communes. yoo xamante ni ci Tivaouane ci la ñu aju. seeni malade fañ koy indi. parce que drame bi mu amee mais juróom-ñetti góor yi ci faatu ak ñetti yu jigéen yi mais 3 ñoo ci dëkk Tivaouane yi des yëpp ci biir département bi lañ dëkk. ay Pekes ay Touba Toul ay Ngaye Mexe foofu la ñu jógee. parce que ñooñu bu ñu seen malade bu leen jaaxlee Tivaouane lañ koy indi ba Kébémer loolu nag maas mu nekk loo xam ne lu ñu war a taxaw seetlu la hôpital Tivaouane ñu defaraat ko kon mu la dégg dafa mën nañ joxuñu cër bi ñu war a jox aussi Tivaouane ak infrastructure yi mu war a am. non xam nga joxuñu cër sax dafa nekk baat bu diis. dafa nekk baat bu diis mais noo koy tuddee non waaw mais d'accord peut-être. mais xalif bi moo taxaw wax ak ministre bi. loolu ñëpp gis nañ ko. waaw loolu ñëpp gis nañ ko yow Tivaouane ak na mu mel. lieu de convergence religieuse la. ñëpp fa la ñu ñëw. dëgg la ah mais mu polariser ay secteurs yoo xamante ne ñëpp fa lañ yaakaar. kon ku mel ni Tivaouane yaakaar naa ne hôpital de niveau 3 la war a am. xalif bi l'avait interpellé mais ñu waxante dëgg. dañu faalewul suñu njiitu diine yi dafa des. waaw mas xam nga loolu foofu laa bëggoon kii balaa ngay kii. waaw Cheikh dama fi mu daanale dafa am solo. tey jii ñun Sénégal. loolu moo ñuy dab nii. parce que drame ci kaw drame. drame ci kaw drame nañu waxante dëgg. parce que xam nga lu tax gis nga lenn dafa am. ñu ngi alerté de léegi jikko yi dafa am ay jikko yoo xam ne dafa ñëw léegi ci Sénégal. loolu moom moo ñu kii nii sëñ si ñoom ñëpp wax nañu saa yu ñu ci ñëw ba ci ñoom di ziar baat yooyu lañ lay wax dañ lay naan nii nañu topp maanaam nañuy wax dëgg. gis nga ma lay wax benn affaire gis nga naa fex bañ a wax dëgg nga loolu yu bare yii moo ñuy dal. nañu waxante dëgg nga le problème. il faut que ñu wax ko dëggantaan. yéen ñi di nekk ci maanaam ci sëñ di jege sëñ yi xam ngeen bu baax que ne sëñ si ñoom ñëpp saa yu ñu ci toogee ñu ngi leen di wax ne wax leen lii nga xam nga yow sànq ñu ngi toog am na ci off am na loo ma wax. dégg nga. jaxul ma koy waxaat fii. loolu laa lay wax loolu moom mooy enseignement wu maanaam nitu diine yi. dëkk bi nag dëgg. gis nga bu ñu xoolaatul ñun ñii suñu bopp. dégg nga di wax dëgg di def dëgg billaahi du baax. Cheikh wax nga dëgg xam nga gis nga àddina ak lu man di am dëgg mooy njëkk moom mooy mujj. te maanaam jël loo xam ne da nga koy wax nii rek après boo ko waxee ba pare doo ko def du tax yëf yi avancé parce que ñun toujours lenn mooy problème mu Sénégal mooy du ñu prévoir lu ñëwagul parce que tey yaa ngi may wax sànq di ma am na. ñoo xam ne ñu ngi leen arrêté foofu ci Tivaouane muy kii nu mu tudd sage-femme bi ak benn aide infirmière ak directeur bi waaw mais bien avant loolu am na lu jiitu loolu parce que wax nañ ni coupe-circuit moo ko laaj mais coupe-circuit boobu nga xamante ni moom moo ko laaj am na ñoo xamante ni ñoom ñoo yore gestion wu hôpital bi très bien foofu la enquête bi njëkk a war a dooree bien avant ñuy dal ci ñeneen ñi parce que
bàyyil xel benn affaire mooy ñi nga xam ne dañ leen téye suñuy jigéen lañu. suñuy rakk lañu suñuy jarbaat lañu te bien que am na benn négligence boo am mais seen yéene du woon xale yi dem. kon li nga xam ne moom la ñu war a def mooy enquête bi mi ngi jëkk a doore ci ñi nga xam ne ñoom ñoo installé foofu. ba coup de circuit ba am. ba lakk googu am xale yi mën cee ñàkk seen bakkan. enquête bi foofu la war a dem mais du moment que négligence am na aussi il faut avouer que foog sanction am. non sanction mënul ñàkk. bien que yéene bi du woon loolu mais il s'est passé des choses yoo xam ne dafa grave. waaw mais sanction mënul parce que état de droit la ñu nekk am na yoo xam ne bu amee il faut état dina jël ay responsabilités parce que wàcce na ministre bi déjà. am na ñu arrêté ñu ngi leen di enquête loolu mënul ñàkk. mais itam. li nga xamee ni moom la ñu war a gën a bàyyi xel mooy ñoo ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di liggéey. ñu jàppale leen bien que metti na. jàppale leen. non maanaam jàppale bi mooy ñu woyofal parce que xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour bi président ñëwee bi muy wax ak moom nee na ko ak lu mën a am nañu def enquête waaye nañu woyofal. xam nga baal ma foofu comprendre waaw Sénégal des fois dañuy avant ma jox Aliou Sow Sénégal dañuy caaxaan. ñu baal ma de dañoo bëgg non xam nga gis nga nit ñi kenn gënu leen gëm yàlla. mais nu ñu bàyyi lu ñëw ñu naan ndogalu yàlla la yàlla moo dogal nangam. ki ñàkk doomam sax bu déggee lii attention mais on est dans quel pays. ndogalu yàlla d'accord mais il faut ñu xam ne il faut situer les responsabilités. lii benn bakkan bu dem rek beneen affaire la rawatina 11 tout tànk yu faatu dem. noonu ba pare xaalis jëndul mbir mi il faut arrêter. bu ñu waxee ñu ne noonu nañ leen dàmp nañ leen nangam dajaleen ci salle. vraiment. ku ne ñu jox la ñaari enveloppe. ku ne ñu jox la ñaari enveloppe lu tax ñaari enveloppe yooyu d'abord. beneen bi mooy au niveau des sanctions aussi directeur des ressources humaines bon xaw ma lu tax ñu sanctionné ko est-ce que comprendre nga. mais Sénégal tant que bàyyiwuñu d'accord di ñëpp gëm yàlla fii. mais tant que bàyyiwuñu lu ñu ne noo ndogalu yàlla la nangam. il faut situer les responsabilités. quand président nag ñu ngi rafetlu jéego yi mu ci def mais nag. aussi booy taxaw di def discours loo sonn jàkkaarloo ko ay sénégalais yi nga ne leen na wax ju rafet mais na jox leen ma liste bi ñu xool après nangam ma dem. bu ma fa nekkoon man damay gedd. si damay jug dem. parce que da nga yor doom ju dee. dafa metti yaay ji toog naqar ñeneen ñi am kii kon kooku buy def discours aussi war nañu xool lan la mais ñu def acte de prévention. communication pour un changement de comportement adéquat mais ñu tamit dellu ci les infrastructures sanitaires au niveau au Sénégal. Surtout. Il y a trop de problèmes au niveau du sanitaire il y a trop de problèmes da ngay dem ci lii teewoon moo xew. attendez-vous ëllëg ngeen dégg leneen ci benn hôpital. maa leen ko wax parce que je parle en connaissance de cause def naa santé yàgg naa ci. mais lii xew nii aussi Aliou Sow nekk na mbir mu yéeme daal. non li nga wax laay li nga mujjee wax laay gën a jàpp mooy xam nga duñ dëmm duñ noxóor mais lii nga wax nii dina amaat. dina amaat. xaw ma semaine prochaine lay doon xaw ma déwén lay doon xaw ma dans 2 ans xaw ma dans 5 ans. Vous savez pourquoi parce que li ngay wax noonu li ñi doon yuuxul hôpital ñu def ko niveau 3 defuñu ko depuis des années. C'est parce qu'il y a un problème dans ce pays et pourtant ñooñu di diriger ces ministères là chargés de solutionner ces problèmes là. appel yi nga xam ne moom la gars yi di def ne leen dimbali leen ñu ngeen defar lii parce que fii nii nit ñi yokku nañu gars yi dañ ko soxla yaa ngi koy wax 18 communes xaw ma la. 18 communes nga moom mu nekk foofu. dëkk baa ngi yokku nit ñaa ngi yokku wax dëgg yàlla bu fekkee ni liggéeyuñ ko ba lii am ça veut dire que lii day continuer waat ci yeneen domaine encore. muy Kaolack muy feneen ça va continuer comme ça parce que ces gens ne travaillent pas surtout que au même moment que yooyu defuñu ko ci. da ngay gis ministres yooyu nga xam ne ñoom ñooy gérer affaire yi comme pour le cas de la santé ils se sont enrichis man dama gëm ne Abdoulaye Diouf Sarr s'est enrichi. parce que da ngay gis doo ci mën a teg loxo donte sax di nga gis yenn kër yi ñuy am ak yi ñuy tabax ci ay ñetti weer ci ay juróom-benni weer ci ay at. nga gis ñi mu wóor leen ni boo jëlee kër gi nga valoriser nga xayma kër gi daf lay woon kër yi day jar ay 1 milliard. ces gens là nga naan ñii fan la ñu jëlee xaalis xamuloo seen déclaration de patrimoine xamuloo ñi ñaata la ñu am seen compte xamuloo ñu fiscalement parlant ñaata la ñu fay impôt ci année bi ñaata la ñu gagné et cetera yooyu yëpp mënoo ko xam ci réew mi loolu moo fi metti loolu mooy problème réew mi maas c'est pas l'histoire de machin là ces gens là buñ ko changé wul réglé ko ba ñëpp teg ci seen bët ba ñu réglé ko définitivement dans ce pays là loolu du am mënoo di jiite ay ministère am ay milliards yow ñu gis sa patrimoine yokku na alors que yow ministère bi ngay lijjanti y a beaucoup de problèmes tels que fukki nit ak benn ñoo fa dee man gis naa xale gis naa fa tey xoolal da ngay loolu bu ñu ko wan ay nit. non bu ñu ko wan ay nit xëm ay nit ay xale yu xëm. calciné xam nga du ma wax lu amul. xëm laa wax xëm. ñu jox ko kàddu gi. est-ce que après boo ramassé peut-être tout ce qui s'est dit ici lan la lay def. bon li may def mooy metti Salma. metti na trop. parce que amul kenn koo xamee nii nekk nga ci réew mi rawatina ñun ñu dëkk Tiwaawoon keroog te mbir mi ñu fekke ko mettiwul ci ñoom keroog kenn nelawul
mais Mass wax na lu am solo ci ni nga xam ne état noonu la war a taxawoo. Tivaouane ba hôpital bi ñu yóbbu ko niveau 3. parce que li mu ëmb moom moo bari. mais Mass état naam loolu responsabilité am la. loolu moom moo ko war a def. parce que mooy ki nga xamee ni moo amee responsabilité wu Sénégal yi yëpp mais Tivaouane itam dañu am ay usines yoo xam ne dañ faa nekk. boo xoolee ci wàllu minière. ci Sénégal peut-être li ëpp solo ci côté boobu. département Tivaouane la nekk. mais usines yooyu ban njariñ la ñu amal. ah c'est ça. amañu luñ benn njariñ. ñëw exploiter parce que normalement jaadu na tey usines yooyu ñu seen contribution ñu war a ko sentir ci Tivaouane ci hôpital bi ci sport bi ci leneen. mais amul dara lu ñu def Tivaouane. amul de joxe nañ de. usines yooyu. waaw joxe nañ xaalis. mais ñun gisuñu ko. ñoom ci seen biir ñoom population gisuñu ko. xam nga ñooñu ñoo la c'est que bu leen jaaxal ñoom di am ay ñooñu di gérer yooyu nekk ci zone yooyu. ñoo am ay xaalis. ñoo séddoo xaalis. mais ñoo koy séddoo forcément. non xam nga non day am non d'accord day am Alioune loolu dafa nekk loo xam ne lu profond la mais ñun population yi li ñu gis mooy ñun usines yooyu nekk foofu ci département bi war nañu amal njariñ suñu département. ci ay hôpitaux ci ay stade. parce que tey ñoom bu ñu amee seen malade dañuy jéggi Tivaouane dem Thiès wala ñu ñëw Dakar. mais ñooñu dañuy joxe xaalis suñu waree football dañuy ñëw Thiès. Samba non waaw mais d'accord. dañuy xamal loolu man mënu ma ko xam. mais fan la xaalis bi jaar. ñu ngi fay impôt mënu ma ko xam. ñu ngi fay impôt. c'est pas le cas mënu ma ko xam mais cas yi bëri nañ. parce que tey Tivaouane dafa nekk ci département bi ci ay usines au moins lu mu doy de mën na 4 wala 5. ci yoo xam ne ñoo ëpp doole fii ci Sénégal. mais rentabilité bi nga xam ne moom la Tivaouane war a sentir ci industrie yooyu mais nun gisuñu ko te am na taxawaay bu am solo boo xam ne ñoom war nañu ko taxawu dëkk ba. ba tey li nga xam ne moom la ñuy jooy même bu état ñëwul seen loxo ñoom bu ñu ko ci defoon. li nga wax moom dëgg la am na loo xam ne bu jugee ma wax la c'est pas une obligation. tey ji bu ñu taxawalee état teg leen ñoom état la ñuy jubali. parce que ñoom lañ fi teg tey pour ñu saytu ñun suñu dundin bu ñu feebaroo faju bu ñu waree jàng bu ñu waree lekk convenablement xam nga mais après bu ñu xoolee ce qui s'est passé mënuñu joxoñ baaraamu tuuma ku dul ki nga xamante ne état après ñoom dañuy waxtaan ak ñoom bu fekkee ñu ngi fay impôt parce que ñooñu état la ñuy ok su fekkee fay ñu impôt wax na sax lu am solo. barke Serigne Touba Mbacké dama ne li ma wax nii du dañ gis nga ICS kese laa wax bu Mboro xam nga ci zone Tivaouane bi ngay wax ay force de tey wax ñooñu bu ñu dajale woon xaalis rek laa lay wax waxuma la niveau 3 bu ñu leen laajoon yéen xaalis waxoon niveau 3 niveau 5 la ñu am comme hôpital lépp dafay nekk am ab gratuité des soins ci ñëpp ñi nga xam ne ñu dëkk ci zone boobu nee naa la ci environnement boobu zone boobu noonu mais ñi ñaa ngi bee rek ak ay feebar loolu phosphore bi mooy kiiwu phosphate bi yooyu mooy mi ngi rey waa kër te képp ku feebar amuloo loo demee hôpital da ngay dee yaa ngi dégg amuñu ndox aux alentours de Mboro ICS côté yooyu dañu am ay problème mu ndox dañu am problème mu courant yooyu moo xew ci réew mi il faut vous dire la vérité problème mooy xaalis bi il faut ñu génnee ko joxe ko te am na ñu joxe nag waaye dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo koy jël xam nga nañu waxante dëgg usines yooyu implanté wu foofu ak société yëpp lu ko gi ñu ngi jox am na tuuti naag tuutiwul mais ñoom ñu ngi jox fan la xaalis bi jaar ñu ngi jox mairie bi loolu moom comme c'est grave ça. non attends dama lay jox exemple usine bu installé wu ci benn zone. mu ngi jox mairie bi kii mu ngi koy jox dara. état bi d'abord. waaw attends. waaw mais bu dee jox état non damay jox exemple rek. je donne l'exemple de Rufisque. quel que soit tuuti naag tuutiwul mais Sococim mu ngi jox mairie bi maanaam ay milliards. pour mu dugg ko ci budget. te feeñul ci askan bi non mais c'est grave non loolu aussi. non mais c'est ça la question. naka ngay mën a subventionné. loolu mooy entreprise bu ne ci gox di war a subventionné lu ay milliards. loolu lay question askan wi war ci sant seen bopp seen santé seen éducation kon ça veut dire que ay luubal ma nga ca am. boo xamoo maa da mi ngi wax lu am solo parce que nee na ko entreprise bu ñëw ci gox. normalement boo tabaxul école tamit war nga mën a am benn rendement boo xam ne mais xam nga Cheikh boo xoolee tey man fi mu nekk nii presque am naa 50 ans ba ma juddoo ba léegi musuma gis ci usines yooyu dara loo xam ne def nañ ko Tivaouane lu mën a wane benn lu symbole. même ko seen maire. même bu dee non attends même bu dee ci côté état wala côté mairie. mais ñoom war nañoo am benn sentiment boo xam ne sax peut-être war nañ ko mën a seq population yi au moins ni lii ñoom ñoo ko fi def. muy benn dafa am ñoo xam ne ñoo nekk intermédiaire sang bi dafa am ñoo xam ne ñoo nekk intermédiaire entre population yi ak usines yi. ñooñu dégg lañu wax ñoo jël xaalis bi ñoom ñoo koy lekk. loolu mooy problème bi. c'est il faut dire la vérité quoi amul ay xaj ak seen. amoon na solo bu baax mais plus jamais ça je pense que loolu la ñu soxla fii ci Sénégal bu lu ni mel amati Mass ñu lay jaajëfal tant que changé wuñu maanaam ci ni ñuy gérer dégg nga ak transparence amul ak tamit ci nit ñi xool ragal naa on na nga lii nii
dina yàggal malheureusement ñu lay jaajëfal bu baax a baax vraiment sa présence ci plateau bi kàddu yi amoon na solo lool. dëgg la jërëjëf Salma kontaan naa bu baax a baax ci ñëw ci émission bu mag bi la di Petit Déj. nga xam ni comme ni ma la waxee rek du may rëcc mais daal li nga xam ne moom la ñuy wax mooy état ñu ngi koy ñaan mu gën a bàyyi xel ci waawoon ci hôpital Mamadou Abdou Aziz Dabakh du hôpital rek. maanaam urgence yi dafa bari. ci réew mi ci loo xam ne war nañ ko régler. parce que dama mës a dégg ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu wax baat bu am solo daf ni fii ki yéeg te bëgg la wàcc ak ki bëgg a yéeg rek ñaar ñoo fi ne. te kaay leen dénk ma rek jarul xuloo jarul xeex. il faut suñu réew mi ñu jël intérêt personnel ñu teg ko. ñu defar suñu réew. jar na xuloo jar na xeex de. non attends non c'est une façon de. jar na xuloo jar na xeex non kaay leen dénk ma te mu jaar yoon rek. te mu jaar yoon bu fekkee lu jaar yoon ak lu jëme réew mi kanam loolu nga ci jóg xuloo xeex mën naa bañ a am loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñuy ñaan daal vraiment yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm Mass bu gërëm ko su international jërëjëf waaw bon li ñu ciy wax rek mooy di sant aussi xalif général des Tidianes sëñ Mbaye Sy Mansour ku am fulla la ku am fulla la bu état toogee bu waree wax day wax mbirum góor jigéen gis ngeen ci kanam ministre bi la koy wax